juróom-ñaari waxtu jot na ba toftal fanweeri simili ak ñett ñu jéglu baax ci yéex door gi mbokki xibaar yi daañ ko tàmbaleek mbandu gaz bi nga xam ne moom moo daal di éclaté ca usine bu Forteza jamono yi nag lañ ci doon njortu ci rek lépp lu soxal jëyee nag xeret mënees naa dal du samay kàddu ki ko xam ne di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu pétrole ak itam gaz di ngeen dégg kàddu yi mu yëkkati ci la jotaayu xibaar daañu wax itam ak mbas meek tolluwaayam ci biim réew jàppaleen ne ayu bés bi le nag lu tolloo ko fukk ak juróom benn ci ay doomi aadama daal nañuy génn àddina ci jàngoroy coronavirus waaye itam jàppale ne ni ki démb ñeenti doomi aadama ñoom ñoo ci jot toftalu ginnaaw bi nag juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am ni ki démb daañu wax ci leneen ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di jënd gerte gi di ko jaayaat ci réewu tugal ñoom ñooy sàkku ci jëwriñ gi mu daal di dikkaat ci dogal wi nga xam ne jëloon na ko ngir gerte gi mën a des fii ci réew bu Sénégal ndax itam tonnes yi nga xam ne daal nañ koy yor bari na ku moywul lu ni mel dina yàqu des seen ay yoxo koppar yi ñu ci dugaloon itam daal di nax saay fukki at ak juróom-ñeent ginnaaw bi nag ki nga xam ne moom moo fi nekkoon njiit bu réew bu njëkk moom Léopold Sédar Senghor daal di génn àddina xam ngeen ne kooke nekk ki nga xam ne moom moo di premier africain bi dugg ci académie française nekkoon itam député ci assemblée nationale française daañu leen xamle wala boog fàttali leen jëmm joojee mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu lañu ko junjee woon mbandu gaz bi nga xam ne moom moo daal di éclaté ca usine bu Forteza nag jamono yi lañ ci doon jot ci ay jëye ku moywul mënees naa bañ a am du samay kàddu jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu pétrole ak itam énergie moom moo ko xamle dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatir. Et sous contrôle ñoom ñi ngi fi depuis 1993 lii tey la leen di soog a dal vraiment nit koo xam ne jaxasoo woon na ak population bi fii ànd ak ñoom di liggéey ak ñoom vraiment di saafante ak ñoom donc lii ndogal la na yem fii rek te bu si kenn gaañu am na koo xam ne am na gaañ-gaañ nag ci société bi la bokk mais au niveau de la population vraiment macha sant yàlla dara amul fi daal ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla mu yem fii tàkk-tàkk bi rek mais ñu mun ko fay rek fileex ay fan yu néew mënuñu wax nag bés nag suba suñu paree réunion bi la ñu mën a wax lan la ñuy def naka lañ koy defee ak diir bu muy jël mais yaakaaruñu mu yàgg ndaxte 200 mètres rek la ñuy foore 200 mètres ak ñoo xam ne dañuy def 1200 mètres laajte nañu armée française naka la ñu mën a jàppale ba ñu am moyens yu bari pour xool naka lañ ko mënee fayee ndax du daay yi nga xam ne mooy daay yu nga xam ne soo jëlee ndox rek fay ko ndox du ko fay am na sax ñu dem ba wax ne ndax duñ ci defee xorom mais suñu defee xorom yi tamit mën na tàkkaat ndaxte ba léegi gaz bi day génn ak suuf donc fépp fu mu dal rek day def étincelle mu tàkk woote nañu ay compagnie yi nga xam ne ñi ngi fii Sénégal parce que depuis que ñuy wax Sangomar ak yeneen découverte yi société yooyu am nañu mën xam gaz bi suy ñëw fan lay jógee donc mais il faut ñu xool ba xam te fan la gaz boobu jógee ndaxte zone bi daf di zone bu metti boo xam ne da ngay foog ne lii moo nekk fii tey mais soo bëttee doo ko fa fekk mbaan nga dem à côté gis leneen donc ñoom ñu ngi koy xool mais suñu xamee fan la gaz bi di génne rek ñu jël ko def forage dem boucher ko ak ciment suñ ko boucher rek après affaire bi arrêté su neexee yàlla. mbas meeg tolluwaayam ci mim réew ayubés wi la nag lu toll ko fukk ak juróom-benn ci ay doomi aadama daal nañ ci ñàkk seen bakkan waaye jàppaleen ne ni ki démb ñeenti doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddoo ginnaaw bi nag juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti cas positif la ñu am ni ki démb ci junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn test yi nga xam ne def nañu ko ñu dem ca ministère de la santé fekk fa docteur Mamadou Ndiaye mi yoroon kàddu bés bi. ci junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test yu ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñett ñi tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee am nañ juróom benn ci Dakar Plateau Louga ak Mbour am nañ ci juróom ci Touba ñett am nañ ko Fatick ak Richard Toll am nañ ñaar ci Médina Ngor Ouakam Ouest Foire Sacré-Cœur 3 ak Yoff am nañ ci benn ci Almadies Amitié 3 Cité Asecna Diahat Diourbel Grand Yoff Guédiawaye Kaolack Kër Massar Xombol Koumpentoum Liberté 6 Mamel Mariste Podor
Saint-Louis ak Vélingara. ñaar fukk ak juróom-ñeent si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde. ñaar fukk ak juróom-benn malade ñoo nekk réanimation. ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb gaaw fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre bi ñu nekk. ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji. ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar wér nañ si. ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci loxo docteur yi ak ci lalu hôpital yi. jàngoro coronavirus li mu nasaxal bari na ci mel ni FIDAK nag li mu ñàkk ci ay koppar ci atum 2020 bi le nag bari na lu ñu mel teerewul ay ndaw seen ak lim ëpp ñetti téeméer nag ñu nga taxaw teem ngir daal di fay amal ay cet-cetal lu ñu mel itam la ki nga xam ne moom moo ko jiite di directeur général ba daal di bëgg niki démb ñu nga woon ca wóole barab Abi Faye ak Thierno Mendy. yóbbu nañ ko ba atum 2021 waaye boobee ca ñaari édition lañ ko fas yéenee def foire internationale bu Dakar mbas mi waral na atum 2019 la mu ñàkk ca koppar dun na. ñàkk organiser foire bi tax na ñu perte 800 millions plus de 800 millions francs CFA. li ñu war a njëkk a def mooy fexe ba fii set ku fi dugg di nga mën a nooyi bu baax foo bëgg a toog di nga toog te di nga nekk ci jàmm. waaye équipe bu bees bi ñu sanc fii ñoom ci seen bopp lu ñu bëgg rek moo di xar kanam gi ñu soppi ko ba tax na itam foire bi na mu meloon démb mu melaat ko tey. waaye foire bi dinañ ko organiser du 25 mars au 8 avril. ñun suñu économie 97% secteur informel bi moo ko yor kenn du leen beddi ñooñu aussi dinañ leen organiser formaliser seen activité ba nga xam ne bu ñu ñëwee ci biir foire bi dina nekk foire boo xam ne ni amul tëgg tama. produit yi nga bëgg a fekk Sandaga di nga dem Sandaga nga jënd ko foofu. loolee waral na itam ñu jël ay matériel yu bari ñoom waa Vigas ngir rek sóob ci seen loxo ngir lile gën a mën a yemb waral na lu toll ci 350 ci ay ndaw ñoom ñëpp jóg takk seen ndigg ne lii mu set mooy seen wareef. foire bi vitrine la maanaam boo demee pitim réew ku ñëw fii ci foire bi gis mu tilim mel na mu war a mel bu demee danaan Sénégal nii la mel. ñeenti camion benn yoo xam ne mën nañ ay benn crapaud la ak. juróomi camion hydrocureur ak ñaari tractopelle ak itam ñaari balayeuse ak beneen camion boo xam ne moom du ñuy wax excavatrice aspiratrice. ñu def CICES mu nekk centre goo xamante nit ci àdduna wërngal këpp la waaye tamit des nañ fay jënd ak jaay loolee doon na loo xamante nit mission gu njëkk ci directeur général bi la Saliou Keita moom ci boppam it di woo sénégalais ku ci nekk mu jël loxoom sóob ko ci CICES gi ndax moomee lu ñëpp la. jërëjëf Habib Faye cant ak ngërëm ñen la ñu dem feneen fu wuteeg CICES diwaan bu Ndar bëri na ci ay xàll yoo xamante ni bëgg nañ coppi tur ya tuddee ko doomu réew bu Sénégal fu ci mel ni avenue Général de Gaulle nag foofee la ñu bëgg a dippee njiit bu réew bi moom Macky Sall ñenn ci ay ndaw taxaw ne lu ni mel du ca dal waaye ji bu bokk moomeel ba fa di Mansour Faye li mu xamle moom moo di lu ni mel faaw mu antu ñu teelu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck. kanamu mairie bu Ndar laata ñuy amal vote budget bi xumboon na lool ñi nga xamante ni dañu compte ñu daal di tuddee avenue Général de Gaulle Macky Sall ñëwoon wane seen i naqar ñeneen ñi nga xamante ni tam Mansour Faye la ñu àndal ñëw ci kanamu mairie bi ci cappaandaw ga lu jëm ci wàllu point boobu sax dañ ko mujjee dindi xaarandi beneen yoon ci vote budget bi Mansour Faye yëkkati kàddu ni point boobee lu tax ñu génnee ko bokk na ci wàllu mbas mi waaye nag amul benn yoon dellu ginnaaw boo xamante ni daañu ko def ci ndogal yi nga xamante ni conseil municipal bi jël nañ ko. ñëpp d'accord ci loo xam ni dañ ko war a def pour changer ay tur indi yeneen tur yu bees bu soobee suñu borom dañ ko def bu neexee yàlla dañ ko def waaye comme dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii wàllu mbas la moo tax ñu dàq toxal lépp ba beneen waaye c'est tout à fait normal nga nekk ci dëkk ñi daañu d'accord am ñu d'accordul mais bu fekkee la plus grande majorité d'accord nañu loolu la ñuy def te lii ñu jublu def toute la grande majorité d'accord. Ndar géej woto budget bi ren jëlem ngi toll ci ñaari milliards ak juróom-ñaari téeméeri millions ak lu teg Mansour Faye nag nee na liggéey yu am solo ñu ngi koy dégmal ngir mën a soppi taaru dëkk bi. opposition amul pouvoir dañoo ànd liggéey ñun ñëpp pour l'intérêt des Saint-Louisiens parce que doomu Ndar ñi doon ñooñu dénk liggéey bi ñu leen di liggéeyal di leen rendre compte te loolu kontaan nañ ci bu baax a baax.
Ndar géej nag ñu ngi dëgmal tuddee yenn ci mbedd yi ñi nga xamante ne ay kilifa yu mag lañ nekk ci réew mi projet bu nu mel daañ ko amal ci fan yu ñu jëm. lu ni mel maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yële jotaayu xibaar ñenn ci ñoo xamante ni nag dañuy jëlee gerte gi ci même réew daal di koy yóbbu ci yeneen i réew ñoom ñooy sàkku ci jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi nag mu dikkaat ci dogal wi nga xam ne jëloon na ko ñeel jéggaani gerte gi ndax li ñu xam le moom moo di li ñu yor ci ay tonnes bari na ku mooy wala dina nax saay ci ñoom seen ay koppar itam daal di ci des ba tax ñu daje woon ca diwaan bu Kaolack amal ab ndaje xool an nan la ñuy def ba saafara daal di am ci wàll wi Ibrahima Jàmme Faly Gueye. ba léegi ni leen seen gerte gi ñu jot a jënd mu toll nag ci ay téeméeri tonnes mu ngi ci biir centre de réception yi nga xamante ne ñu ngi fees dell. waa COPEGA ñu jotagul exporté benn peppu gerte nag génn na ci tekkaaral bi mu nekkee woon di ñaawlu nag blocus boobule ñu jàpp ne waa ministère de l' agriculture ñoo ko def ñu ñaan nag ñu dindi ko ni mu gën a gaawee. waaw ubbi frontière yi moom amatul ay app bii lañ ko jox nangam dafa war a nekk lu léegi app amatu ci parce que lii jot na lépp li nga xam ne aussi méngoo woon na pour ñu mun ko teg pour mun a exporter ci anam bu leer lépp yemb na loolu yaakaar naa ne amatul lenn loo xam ne war nañ ci mën a xaar pour bañ a exporter. ci réunion bi ñu doon amal nag ngir weccante xalaat ci situation bi ñu jàpp ne du leen arrangé benn yoon daal dinañ woo nguur gi kon mu baral yëf yi ndax seen gerte gi mu ngi tàmbali di yàqu ndax condition yiñ ko exposé lu ne mën na ko ci fekk. soo doon demoon di ngeen xool ci centre de réception yi mu ngi fees dell ak gerte te saako yaa ngi yàqu naaj baa ngi koy tappe mi ngi déprécier wàcc poids bi mi ngi wàcc te su yàggee aflatoxine bi dana yéeg. te aflatoxine bi dafa am niveau boo xam ne su fa yeggee seen Chine dootu ko accepté di loolu muy nekk ay perte loolu nañ ci xalaat te wax ci te lijjanti lii parce que lii suñ ko lijjantul mën naa ne musiba. leen ni ci li waral nag nguur gi daal di tëj frontière exportation yi bokk na kon permettre industrie locale yi comme Sonacos mi nga xamante ne mënul jëndee lu mat 300 francs kilogramme bi mu mën a am gerte exportateurs yi nag wane nañ seen disponibilité ngir waxtaan ak nguur gi ñu mën a am prix consensuel boobee nga xamante ne ñëpp daañu ci mën a jënd waaye li leer ba leer moo di ne du yegg 300 francs CFA. Jëleeru Silla mbokk yi ca département bu Louga la nekk foofee nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo mer bu futtu la ñu def seen ak suuf gi ñu bëgg a jël daal di koy joxe te yëguñu tinuñu ba tax itam ñu joxoñ baaraamu tuuma jiit bu bokk moomeel ba fa dañuy teewlu ki yoroon seen ak kaddu Bouna Silla lay wuyoo Thierno Fall moom moo taataan ay kaddoom. suuf si juróom-benn téeméer at mat na ko. mbaa mopp ko muy law baak si ci noonu bañ sañ cee jëleelu ba léegi kenn musu ci am benn wax kenn musuñ cee wax ak kenn dara Idrissa Tall xëy ànd ak préfet bi di ko natt tàgguwuñu borom dëkk bi tàgguwuñu borom tool yi di ko natt këyit woo xam ne màkk bara gi moo ci nekk jëleelu nekkul ci këyit wa loolu ma ne ak yabeel la bu fekkee Idrissa Tall nag moom conseil yi lu ñu wotee du ko jëfandikoo da ka fay bàyyi kon amatu ni conseil amatu njëriñ koo xam ne loo wote kenn du ko def kooku amatoo njëriñ kooku lu mu fi jëriñati bu fekkee di sa mi nga xam ne mooy maire bi itam luñ ko watee du ko def kooku dootu maire buur la koo xam ne loo neex dafa yow koy yow léegi buur nga kuy lim demee ne te limu la boobu àggalagul loolu moo nu naqari te nun jàmm nañ ma sa bëgg musuna am le kenn dara ndax xam nga li ñuy def jëleerul xëy di nat seen suuf kenn tàgguwu leen kenn waxu leen dara ak tooñ la ak xeebeel la ak yabeel la kooku daal laa bëgg Macky Sall mu wax ci mooy sunu waay nag waaye na ci wax salaam. du boobule diwaan képp ndax itam coowal suuf fi mu am ci ay diwaan ci réew bu Sénégal bari na ba tax askan wi daal di koy miin ci dégg-dégg ca Baba Garage diwaan bu Njaareem foofee nag ñi nga xam ne ay cëslaay lañ ca woowule gox nag amal ab ndaje xool ana nan la ñuy des ci ay pexe ba lu nu mel doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. dafa fekk ni yorin wi ñu yore suuf ci Sénégal ci commune yëpp jafe-jafe rek lay jur moo tax ñu war a am saafara boo xam ne ni dañ ko cee war a indi. ñoon ñu dimbale ko mu am jumtuwaay bii ñuy wax plan d'occupation et d'affectation des sols mu yor POAS nga xam ne jumtuwaay la boo xam ne daf koy permettre mu mën a saytu suuf si mu mën a tamit andi li ñuy wax une bonne gouvernance foncière ba nga xam ne lii xeex yi am jafe-jafe yi am jote yi am diggante acteurs usagers yi maanaam ñuy jëfandikoo suuf si agriculteur éleveur ak ñeneen
ñëpp léegi xeex bi côté yëpp la te yàgg nañu sensibiliser ci loolu moom it mu bëgg vraiment am lii jumtuwaay bi pour mën a gérer problématique boobu. dina indi saafara boo xam ne nii dina mën a may communes yi jafe-jafe yi ñu doon am ci wàllu suuf ñu mën ko wàññi bu baax a baax la Modou Sarr Ndiaye xamle moo di maire Baba Garage. fii la war a nekk par exemple saawa nag yi ñu ni fii la war a nekk tool yi fii la war a nekk jàtti nag yi fii la war a nekk lépp leer lycée yi fii la war a nekk industrie yi fii la war a nekk et cetera bu ñu paree daf ñu wan ni léegi daal lépp lu ñu bëggati xam nañ fa mu nekk te du am jafe-jafe kenn ku nekk xam ne lii fee ko tax a jóg leneen loo fa bëgg a def lu dul loolu aussi ñu taxaw loolu ñu fexe mu dañ. bu ñu xoolee niñ ko nar a doxalee ak liñ ci namm yëpp nekk na loo xam ne ni dañ ko war a yaatal ci commune Diourbel yëpp yi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaan bi ki ko xamle di directeur ARD bu Njaareem Samba Lawbe Fall. maanaam tàmbali bu réussir te yaakaar naa ne dina réussir daan ko def si yeneen diwaan yi si Bambey la ñuy commencé département de Bambey commune Baba Garage mais daan ko lawal. mébét bii de bu yeggee dina tax jafe-jafe yi ni doon juddu diggante sàmm ak béykat yi ñun fàtte ko ba faaw wante tamit dina tax communes yi nekk barab yoo xam ne ni yu neex a dëkk la. Babacar beneen ab mébét woo xamante ni beneen ab askan bëgg nañ ko di diwaanu Baba Garage waaye mel nag ca diwaan bu Kolda foofee nag bunduxataal wa nga xam ne ñu ngi fay bunduxataal soxna yi yenn saa yi duñ koy faral di wax ndax nëppal gi la ñu bëgg mu dakk ba tax ñoom ci seen bopp amaloon nañ ab ndaje xool nan la ñuy def saafara am ci mbir mu ni mel ca diwaan bu Kolda Abdoulaye Diallo. Kolda doon diwaan fu wàllu métital yi ñuy teg ci kaw jigéen yi ak ci kaw xale yu jigéen yi bari lool waaye ngir ñàkk njàng bi ak yenn ci suñuy wàllu cosaan ak i aada lu gën ko bare ca yile métital kenn du ko yëg. parce que dafa am benn njàngat bu ñu def ci communauté bi dañoo gis ne métital bi dafa bari ci dëkk bi léegi nag ñi daal di taxawal ay kuréel yoo xam ne dañoo bokk ci communauté bi. donc kuréel boobu ñu ngi ko wooyee brigade de conscientisation et de dénonciation des violences basées sur le genre donc kuréel yooyu dañuy dugg ci koñ yi ci gox yi di waxtaan ak nit ñi. ci ndimbalu réseau africain pour le développement intégré le RADI mu am nag ñi jóg ngir xeex loolu. waaye loolu yëpp day wone ni xëy na ñun am nañu ay aado yoo xam ne moo fi sax jiitu diine ndax xarafal jigéen ñu ko fi def waxtu boo xam ne l'islam bu wul Sénégal loolu yëpp nag il faut ñu def ndànk. parce que bu bëggee forcer rek ba nit ñi seen aada nga bëgg ko jël sànni ko fële day xaw a métti kon da ngay dem ndànk-ndànk di sensibiliser nit ñi bañ leen forcer bañ leen xooxatal ba ñu nangu ne lii baaxul ci jigéen parce que lu ñuy xeex ne du pour lu neex jigéen de dañoo bëgg développement parce que jigéen booy siif jigéen booy xooxatal jigéen booy dóor ci biir sëy mais du liggéey su liggéeyal ko développement manqué na kon développement moo tax nit ñi jóg. du question jigéen dafa faible dañu koy dimbali dañu ko yërëm du loolu def déedéet développement la ñuy wër. Malheureusement malgré toutes les luttes qui sont en train d'être menées sur le terrain ñu ngi gis ne violence yi mi ngi persister maintenant pour pouvoir plus encore lutter contre ces VBG on a jugé nécessaire de mettre pour ñu lëkkaloo brigade yooyu pour que ñu gën a am doole mën a xeex lépp lu nekk métit bu ñuy teg xale yu jigéen yi ak xale yi ak jigéen yi seen bopp. donte xarafal gi ñu doon xarafal gone yi jigéen yi barewul comme ni mu daan bare bu njëkk ba waaye nit ñaa ngi wéy di amal jëf yi ni mel rawatina ci yenn dëkku kaw yi. ña yeewoo ca Baguère nag seen tawat bari na ba tax ñu sàkku ñu daal di leen amal ab forage bassin ba ci sax jiw yi nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo bu ñuy amal mbay mi lu ni mel itam bëgg nañ ci ay saafara ca woowule diwaan Bakary Konté xaali jàmme ci reportage. pour xeex phénomène immigration clandestine maanaam ay ndaw yi jël gaal di dem bitim réew commune bu Bagnères ñoom nag taxaw nañ tam GIE Vision Lointain daal di taxawal benn ferme agricole pour nag ay ndaw ak ay jigéen mun fa liggéey. ñëpp xam nañu tamit te Sénégal boo ko xoolee jeunesse Sénégal sonn nañu gars yi day nekk fi di xalaat guddi ak bëccëg les associations aider les jeunes jàppale xale yu góor yi bu ñu bañ dem Europe. di xalaat di séminaire di financer ñun on n'a pas cherché à comprendre de midi à 14 heures ci loolu moo ñu poussé ñu monter projet bi pour xeex jeunes yi ñu bañ a génne suñu maire yi nga xam ne ñoo jur ñu xam li nga xam ne mën nay jëfandikoo ci commune bi. président GIE Babacar Sané moom nag mu ngi ñaan autorités yi ak partenaires yi ñi daal leen jàppale dimbali nañ ci ay matériel pour ñu mën a recruter yeneen jeunes. en regardant même la physionomie même du périmètre.
on sent nettement qu'il y a ça demande. dañu bëri ay problème ndaxte suñu système irrigation bi baaxul machine bi nu muy doxee nekkul normal am ñu stockage fu ñuy defee suñuy matériel am nañ tamit problème logement gardien donc bëgg nañ tam ñi jàppale ñu ñi def ay bassin loolu nag bu amee ñu mën a di yar ay jën maanaam def pisciculture. Donc nous avons besoin des bassins parce que l'objectif même au fur du temps nous allons même développer la pisciculture dans ce bloc. jigéen yi nag nekk fii ci diwaan yi di liggéey ci faro yi ñoom nag li ñu bëgg ñi daal leen jox ay tracteur loolu nag bu amee ak ay engrais ñu mun a multiplier seen production agricole. suñu sañoon ceeb bu koy indi mu teel a indi ndax ceeb bu xaw a tardé liggéeyam bi du mën a normal ah indee suñu sañoon mu may ñu ceeb mu teel a indi. mu may ñu ay machine di ko mën a liggéey ak engrais pour ñu liggéey suñu liggéey bi normal. GIE Vision Lointain di ne ñoom nag dañuy continuer di wéyal seeni activité pour nag def Bagnères premier grenier bu département bu Goudomp. fukki fan ak juróom-ñeent ginnaaw bi ki fi njëkkoon nekk njiit bu réew bu Sénégal moom Léopold Sédar Senghor daal di dëddu kookee itam xam ngeen ne moom moo nekkoon africain bu njëkk woo xamante ni nag bokkoon na ci ak duggoon na ci académie française nekkoon itam député ci assemblée nationale française jëmu jooje ki koy fàttali askan wi Salif Sow lay doon ñu seetaan ko. benn monde ci ay woyaasam yu mu ñëwoon Sénégal di géeju si ci la Léopold Sédar Senghor gisee socialiste bi di Lamine Gueye mu ne ko kaay nekk candidat député Senghor nangu daa di falu at mooma nekkal Sénégal ak Mauritanie ca pencum ndaw réewu tugal ca France ca xonk nopp ya ba mu yëgee dooleem mu daal di jógee ci li ñuy wax section française internationale ouvrière daal di taxawal beneen parti bu tudd bloc démocratique sénégalais atum 1948 ànd ceeg ki ñuy wax Mamadou Dia ñetti ata ca tegu élection ya ñu gañe ko mu doon sax ba jaaree fa doon maire bu Thiès juróomi fan ci weeru septembre 1960 Léopold Sédar Senghor nekk président de la république bu njëkk bu Sénégal moom mi nga xamante ni moom moo tëgg sax hymne nationalu réew mi la ñu tuddee ko le lion rouge moom mu jëntal ga nag dafay yóbbu kaso ki nga xamante ni moom la àndaloon ba jot ci réew mi muy Mamadou Dia ñoom ñaar ñile seenu déggoo bëreetul woon ci ay poñ yu bari Senghor ñaar fukki at la def ci boppu réew mi daal di jël lenge yi jébbal ko ki nga xamante ni moo nekkoon premier ministre am jamono jooja di Abdou Diouf 1980 la yëf ya xew article 35 bu constitution bi ci la sukkandiku ba def loolu le moom Senghor ba muy nekk président nag taxawal na ci Sénégal lu ñuy wax multipartisme maanaam mu ibbil ñu bari ñu mën a taxawal seeni parti politique moom moo nekk nit ku ñuul gu nekk ci académie française nekkoon na tamit ministre ca France balaa Sénégal di am indépendance am Senghor ci gis-gisu ñenn ñi tubaab bi la fi nekkaloon ci gis-gisu ñeneen ñi moom da doon rataxal diggante bi nit ñi ñuul ñi ak nit ñu weex ñi sant naa yàlla ba mu may ay dund yu bari ci benn dund moo nekkoon ci ay kàddoom ba muy jógee ci bopp réew mi la di tàggu waa Sénégal. Salif Sow mu nekkoon fukki at ak juróom-ñeenti nag ginnaaw bi nga xam ne nag njiit bu réew ba woon di Léopold Sédar Senghor nekkoon njiit bu réew bu njëkk bu Sénégal daal di dëddu mbokk yi fii la ñuy jaar daal di yëkkati jotaay wi dig daje bi léegi ak rédaction bu télévision Futurs Médias Ibrahima Kane dina fi teew ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.